gën a fës teenu pétrole ya ca Sangomar ubbeekul nañu Woodside di ab compagnie bu mag bu nekk ca Australie ndaxte Far di beneen ab compagnie moo ko jébaane woon ca tribunal bu Paris ne Woodside warul woon a mën a jënd wàll bi ci ConocoPhillips ab compagnie bu nekk ca Amérique amoon dogal ga wadd na leeral yi daan ci ànd ak Abdoulaye Cissé ci biir xibaar yi ñëwoon ay liggéeykat ca PCC yi te ñu dàq leen tey ñoo doon yëglawti ne Sonatel la ñu bëgg daal mu fay leen seen koppar ci xayma ëpp na ñeenti téeméeri million gannaaw ba leen yoon maye joxe dëgg Salimata Aw fekkee na ndaje gi ñu doon amal sànq ci suba Ziguinchor dawalkati oto yi manque foos yi ña nga ci gréew la leen métti nag di seen benn naataango ak apprenti yi nga xamante ni daal dañoo génn àdduna te boobaak léegi xamuñu la leen rey meeru dëkk ba di Abdoulaye Baldé ma nga cay dox tànki jàmm ngir ñu dellu seeni liggéey nee na leen am na lu mu sumb ngir rek liggéey ba gën a yomb ci ñoom Saint-Valentin di feetu mbëggeel feetu ñu ñi nga xamante ni dañoo bëggante tey la RFM defal leen ab reportage ci ñi nga xamante ni mbëggeel jaral na leen lu nekk fiiraange gu métti di yóbbee ay nit musiba dem sax ba am ci ñoo xamante ni daal ragal la tuñu def lu métti ñi ñu ko seqal bu ñu leen faagaagalul am ay sénégalais yu ne daal loolee dara jaru ko fi ndaxte bu wolof nee na bu buur bañee rek la mbaay nangu xibaari biti réew Georges Déthié Diop nu ngi lay nuyu. maa ngi lay fay Barthélémy. acali ci gën a fës. daañu wax ci xeex coronavirus jëwriñ ñi ñu dénk wàllu wér-gi-yaram ci espace CEDEAO amab ndaje jamono ji ca Mali la ñuy waxtaanee yan yoon la ñu war a jël ngir feebar boobee bañ a dugg ci réewu Afrique sowu-jant ca Tchad moom élection législative ya xam nañ kañ lay doon fukki fan ak ñett weeru ba décembre atub 2020 loolee bañ ko toxalee yoon yu bëri seeni moo xamle calendrier bu bees bu élection législative yooyee tey ajuma. jaatal gi ci kanam Cheikh Tidiane Diagne nu ngi la nuyu. maa ngi laa fay Barthélémy. tàggat yaram loo andi. wàllu basket danañ ko daal di waxtaanee dellu ci contrat bi nga xamante ni xaatim nañ ko ci diggante fédération sénégalaise bu basketball ak comité olympique bu Canada loolu yëpp ngir jàppale leen ci yoon bi nga xamante daal moom la ñu daal di jublu bu loolu sooy tamit wàllu football danañ ko daal di waxtaanee wax ci Ligue 1 bi nga xamante ni ëllëg dina daal di door li 10e journée danañu ko itam championnat ci biti réew jaarale ko France Angleterre Espagne Allemagne ba Italie. yaatal gi ci kanam Cheikh Tidiane Diagne li ci yéene kaay daan ci ànd ak Mamadou Mohamed Ndiaye gis-gis ak RFM laaj bi moo di ndax meerub Dakar dana ko war a tàbb ci ab décret boog wala boog sax ab arrêté ministériel bañati ko jaare ci ab élection mu di xalaat bo nga xamante ni dafa jip fan yii débat bi ci njeexitalu xibaar yi lay doon Aliou Ba moo fare ci machine yi. mbokk yi jërë ngeen jëf rafetlu seen ànd ak rajo Futur Média te ni pétrole ya ca Sangomar ubbeekul nañu Woodside di ab compagnie bu mag bu nekk ci Australie ndaxte Far di beneen ab compagnie moo ko jébaane woon ca tribunal bu Paris ne Woodside warul woon a mën a jënd wàll bi ci ConocoPhillips ab compagnie bu nekk ca Amérique amoon dogal gi nag wadd na Abdoulaye Cissé lañ ci àndal ci leeral. tribunal du commerce su Paris moo doon àtte diggante Far di compagnie australienne ak seexandooram bi di Woodside moom it di compagnie australienne ndax ca ndorteel ca Sangomar ba ñuy wër teeni pétrole ya ndax am déet Far moo ci àndoon ak beneen compagnie américaine di ConocoPhillips ba ñu gisee nag xam ni fii pétrole mën na fee am ConocoPhillips di compagnie américaine dafa jaay ay wàllam téeméer bu ne fanweer ak juróom yamu ci amoon dénk ko Woodside jaay ko loolu moo tax Far ne woon njaay mi balaa ñu ko woon def waroon nañ koo laaj xalaatam moom mi àndoon ak ConocoPhillips ca njalbeen bu ñu koy laaj bu mënee jënd mu jënd bu mënul jënd moo tax ñuy war ko jaay keneen ba tax Far di compagnie australienne boobu moo jéebaane ji woon ca tribunal commerce bu Paris Woodside nag yéeyu ci woon yàbbiwu ci ndax moom fasu ci woon a joxe fistin ci ni ko Far bëggee woon ñu waxtaan ba déggoo ba tax na tribunal bi tey àtteem bi mu ko joxee nee na njaay moomu amul benn lënt-lënt lu war a mën a nekk la kon tey li ci des kay mooy Woodside ànd ak Far ci partenariat di ñaari compagnie australienne nag waaye nag ñàkk déggoo amoon seen diggante tey li ci des mooy tàmbali di wër pétrole ba waaye nag Far moom jàpp na ni ba léegi ay avocat ñu ngi xool yeneen i pexe ngir yeggale jéebaane bi fu mbaxana gën a doonee benn te loolu yëpp lu war a mën a nekk la. waaw mu mel ni nag fii léegi fan daañu ci gën a xam lu leer Abdoulaye Cissé ñu ngi lay gërëm juróomi simili moo bootu ci benn waxtu. ak RFM kumpa jeex na.
ñi nga xamante ni nag ñoo yëngu ci wàllum pétrole beeg gaz bi ñoom neñu fileeg ayubés yi ñu dëgmal daañu soobu ci grève administrateur fonds spécial bi nga xamante ni moom mooy yëngu ci wàllum énergie nee na nag loolee daf ko mbetteel la ci jëlee bu ñu sukkandikoo ci kàddug Théophile Amine nee na bor bi nga xamante ni daal wax nañu ko ne nguur gi bor boobu la leen amel daanaka daal dafa exagéré maanaam daal koppar ya tollul nu nu ko waxee ñoom ñu teewlu ko moom Théophile Tine ci jokkoo beeg Ana Rocha. waaw man gis naa communiqué bi xaw na ma jaaxal tuuti sax bon montant bi ñu wax xaw na ma jaaxal tuuti c'est vrai que ñoom chiffres yi ñu am peut-être rek la ñuy mën a wax xam nga règlement yi c'est entre ñun la fonds de soutien à l'énergie ak SAR ak yeneen sociétés pétrolières yi peut-être que mën nañu bañ a am toutes les informations bu fekkee ne SAR moom li ñu ko amel ci perte commerciale mooy prix carburant yi nga xam ne nii dañ ko bloqué loolu SAR li ñu ko amel fay nañ ko lépp dañ ko amel maintenant li nga xam ne nii mooy dugg ci affaire combustible bi ñuy jox ci centrale Senelec yi foofu peut-être la am dara tuuti lu nga xam ne ni nekk na fa parce que xam nga loolu contrat la bu ñuy exécuter sur toute l'année donc ñoom dañuy fournir Senelec centrale yi bu ñu fournir après def facture ñu y a un délai bu ñu war a fay bu ñu fayee après ñoom ñu fournira donc c'est un encours bu nga xam ne nii bu fa nekk day yokk di wàññeeku au fur et à mesure que ñuy fay et au fur et à mesure que ça di verser donc foofu des fois mu am période quand même bu nga xam ne day xaw a yokk tuuti mais sinon perte commerciale yi moom mooy li nga xam ne ñu ngi koy war a fay ci prix carburant yi ñu bloqué foofu moom SAR amalu dañ ko fa dara ci 2019 bi budget 2020 bi ñu ngi koy soog a mettre en place comme budget bu bees le budget programme pour ñu commencer exécuter budget bi mën na nekk foofu encours yi xaw a yokku tuuti bon ay difficultés financières am ci ay SAR ak yeneen ñoom peut-être ñu xaw a yàkkamti mais nguur moom ñu ngi jël seen disposition ministère des finances et du budget le ministre lui-même a pris des dispositions te xam naa ne moom dootul yàgg dara même encours combustible dina wàññeeku bu baax a baax incha allah. mu ngoog mu doonoon leeral yi tukkee ci Théophile Amine di administrateur fonds spécial de soutien à l'énergie lii nag xibaar la ba nga xamante ni mu ngi ñu dab sànq ni bàyyeekoo ca Fatick mu di ndaw yi nga xamante ni tegoon nañ leen loxo ci bi ñuy manifester gannaaw faatuk kenn ci ñoom di Lamine Keita xale yooyu nga xamante ni jàppoon nañ leen nag police daal di leen libéré nañ leen sànq ni ñoom li ñu leen doon toppee mu di yàq moomelu jàmbur attroupement yore yi ngànnaay def naka su dul noonu loolu lañ leen doon toppee ñoom nag ndaw yooyu doon manifester gannaaw faatuk kii di Lamine Keita di ndaw bu doon dawal Jakarta foofule ca Fatick ñëwoon ay liggéeykat ca PCC te ñu dàq leen tey ñoo doon yëglooti ne nag Sonatel la ñuy waxal dañoo bëgg daal mu fay leen seen koppar ci xayma ëpp nañ ñeenti téeméeri millions gannaaw ba nga xamante ni daal yoon joxoon na leen dëgg tey jii lañ ci doon amalab ndaje ñu ànd ceeg Salimata Aw ñu dajaloo buntu siège Sonatel ñoom ñooñee di ña nekkoon liggéeykatu PCC yi li ñu bëgg nee nañu ñu fay leen lu ëpp ñeenti téeméeri millions ci seeni koppar te Sonatel moo leen ko war a jox dañoo bëgg loolee ñu dëgmal ko ni ko yoon diglee Youssoufa Ndaw moo yor seen kàddu. damay xamal ñi nga xam ne ñooy waa Sonatel combat bi ñu engagé ñu condamné leen ñaari yoon ñuy wëndaalu di bañ a fay ak yooyu ñun duñu sonn duñu ko bàyyi tey jii nag dama ne samay collègues gannaaw sunu police bi moom dañu gaaw ci lacrymo ma ne mère de famille yi ak samay collègues ñi nga xam ne dañu sonn parce que fukki weer ak ñeent liggéeyun ñu toog seen kër ñu bañ leen yoreel ba noppi di leen gaañ di leen toroxal. liggéeykat yi ni ñoom naam sax ab sit-in lañu bëggoon amal wante préfet bi ban ko bindee ab këyit di ko tàggu tontu sax defu leen ko. préfet bi liggéeyam mooy mu nekk ci service su waa réew mi préfet bi deful liggéeyam danañ dem nag seeti ko laaj ko lu tax ban ko bindee lettre d'information tontu wuñu parce que ñun ci démarche citoyenne la ñu nekk deful liggéeyam te du professionnel dinaa ko wax fii danañ dem ci moom laaj ko lu tax deful liggéeyam parce que war nañu normal ku la bind lettre nga amplier ko war nga kaa tontu. Youssoufa Ndaw ak i ñooñam li ñu ñaawlu bokk na si ne nañu autorité yi noppi gi ñu wane ci mbir mi. parce que réew mi kat dafa mel ni bopp lay doxee waaye dana leer ci kanam looloo waral nag tey ñu ne dañuy def déclaration yem ci ba noppi ñu pointé li nga xam ne mooy carence su préfecture bi ak administration Macky Sall. collectif bi ëmb ña doon liggéey PCC yi am njàppandalu mouvement Frapp France dégage ni duñ ca yam xeex bi dinañ ko wéyal ba yor seeni koppar ndax lu ñu moom la ñaanuñu ko kenn ci seeni kàddu. Salimata Aw askanuk Saare Jambulu nekk ca Kolda ñoom nag la ñu bëgg moo di nguur gi dimbale leen jaare ko ci programme PUMA wala boog PUDC ndax seen dëkk ba sonn nañu lool. daanaka dem fa dafa jafe amuñu yoon bu baax wàllum courant waxi noppi loolu yëpp di ay mébét yoo xamante ni
yàgg nañ koy joytu te gisuñu kenn ku fomp seeni rongoñ askan wa nag ne daal autorité yi lañ ciy waxal nañ leen ci dimbale ni mu gën a gaawee Abdoulaye Diallo. askanu goxu Saare Jàmbulu ñooy réclamer ay programme yu mel ni PUDC ak UPIMA fàttali ne ca gox boobee la ñu reyoon ca fan yi weesu benn jigéen te ñu daggoon bopp bi yooye askan nee nañu seeni gox amul benn yoon bu baax bi fa jaar courant kenn xalaatu ko fa naka noonu it ci wàllu ndox mu sell benn branchement forage jaarul ca seeni boobee gox ngir indi astut karange ca yoon bi ñuy gën a jaar maanaam yoon bi jóge Saare-Yoba jëm ca Saare-Yoro Jaawo sutu yile askan ñoo daal di gën a yaatal mbedd moomu. pour defar yoon bi parce que yoon bi dafa emprunté ci pendant hivernage Saare Jaawo Saare Kunja Saare Kucca Saare Law Sinthiane Yoba Sama Jumbembe Guinée bi yëpp daanaka fii lañu bu nawetee dem ak dikk ca gox bi dafay gën a jafe. nawet bi kenn mënu ko emprunté bu ñu amee ay nit yu feebar pour ñu évacuer leen c'est tout à fait un problème. yoon bi mooy suñu yoonu CEDEAO yoon bee dugg fii ba biir Guinée Bissau parce que ñun yoon bi moo ñu won ne ñun duñu sénégalais parce que noonu naa ko mën a waxee parce que suñu gouvernement bi moo ñu téye noonu ñun daal kenn considéré wu ñu ne ñun ay sénégalais lañu suñu secteur bi vraiment affaire bi dafa métti Diallo dafa métti ci xol. ngir seen ñàkkum ay yoon yu baax moo waral ñuy sàkku ñu sampal leen fa ab poste de santé. ginnaaw yoon bi moom dañoo waroon am fi poste de santé dañu waroon am fi électricité dañu waroon am fi ndox comme forage mais yooyu yëpp amu ak dëgg yàlla. askan yu ci ñaari booru frontière bi maanaam waa Sénégal ak waa Guinée Bissau ca yoon bi la ñuy jaar pour jëm ca Luumo Saare-Yoba même takk der yi yoon bi mooy seen yoon bi ñuy gën a jaar ngir indi karange ca gox ba. RFM Kolda. Abdoulaye Diallo Ziguinchor dawalkati woto yi manque foos yi ña nga ci gréew la leen métti nag di seen benn naataango chauffeur ak apprentim yi dee te ba tey kenn xamagul la leen rey meeru dëkk ba nag di Abdoulaye Baldé ma nga cay dox tànki jàmm ngir ñu delluwaat si seen i liggéey ndaxte nee na leen am na lu mu sumb bu sottee rek liggéey bi dana gën a yomb ci ñoom Abdoulaye Baldé ay kàddoom ci micro Lamine Ba. C'est vrai que yëg naa mbir mi que depuis bu jiyee boobu amee au niveau de Mamatoro ñoo xam ne ñoo doon liggéey ci kër gi di vider fosse yi te ñu deewoon ci seen ñaari ay ñooñ defatuñu liggéey boobu dañu arrêté def grève je pense loolu aussi war la parce que jiyee boobu il faut aussi ñu xam fan la jógee mais lu wërti wër mooy que ñoom activité privée lañ doon def du woon activité boo xam ne mairie bi moo ko doon encadré mais moo ñoo demoon seen ay activité di dem di tuuri seen loo xam ne moom lañ jëlee ci fosse yi au niveau de Mamatoro ba jiyee boobu am foofu mairie bi nag jël na matukaay pour que lii bañ a amati surtout rawatina ñoo xam ne dañ jógee Ziguinchor parce que ak Banque africaine de développement depuis bu ñu defee suñu plan directeur d'assainissement dañ leen waxoon ni que dañu am jafe-jafe ci fànn woowu donc ñu financé ñu tabax benn usine boobu dafa war a arrimé wu ak beneen usine boo xam ne waa LONASE ñoo koy tabax ci ay quartiers yu bëree def nañ ci ay tuyaux pour réseau d'assainissement bi donc yooyu bu demee ba pare yëpp dañuy raccorder yëpp pour que ñetti unités yi mën a doxandoo. mu nekkoon kàddu yi maire Ziguinchor di Abdoulaye Baldé ñu dem ca Saint-Louis foofu nag daanaka foo tourné gis wala bokk ca garage ba dañu fa ñëw gaare ay woto gaare ko fa mu di ay oto yu yàqook yeneen dem bàyyi ko foofu loolu nag tax na ba fédération ba fa ëmb transporteur yeeg chauffeur ya nekk ca région bu Saint-Louis ña ngay artu borom yi woto yu yàqu yooyu ñu bàyyi leen ca garage ba nee nañ daal nañ leen ñëw jël nu mu gën a gaaw wa ilaa ni ki ëllëg samedi gi nga xamante ni ci la ñuy amal seen bésub cleaning day oto yee yëpp la ñuy buub yóbbu fourrière Mouhamed Nabi Sila artu jóg jib ci ñi nga xamee ni dañu amee ay woto yu yàqu ak ay xot-xotaat nekk ci gaaru Thiès bu Ndang li ko waral cleaning day bu ñu bëgg a def ci aser bi lee Pape Ngom Fall ak Alaaji Jibi Ndiaye nekk ci fédération des transporteurs et remorqueurs xamle lu ni mel. man soo fay bëgg dem jàppale na ma fukki lamp ak juróom garage bi maa ko miiré woon tegaat nañu leen ni oto yi yàqu yoon subvention foo sa oto yàqu mu jële ko. dafa am sa oto bu yàqu. booy boo nga préparé balaa samedi mu jog fa boo ko fa jëlewul tamit bon yaay xool fi ngay jëlee ji sa oto l'essentiel que moom li président wax décision boobu duñ ci dellu ginnaaw. Baye Jibi Ndiaye sax yokk ci ni nguur gi dafa jëloon fukki milliards ak ñaar ci juróom fukk ak ñaar yuñ jagleeloon soppi parc automobile camion yi ne ci réew mi waaye tey ji mu am gàllankoor ndax dafa am ay nit ñu jël bor te fayuñu ko. muy xam leen ci diwaan bu Ndang ñoom def nañ seen kam talaay kàttan. remorque yi ñu joxe woon. projet bi 52 milliards la. léegi jot nañ ñu jox 12 milliards. waaye nag projet am na coow ndax am na yu ñu def Dakar yëguma ko
huissier yi joxe nañ ay kayit sama région moo joxe 100% ci banque bi remorque yooyu dugal naa fi ñu toll 16 millions dinaa dugal yeneen 5 millions muy 20 millions ma rendre compte projet boobu 52 milliards la ñu ne Louga ci man la bokk ak Matam amaguñu ate bor ak fay Macky Sall duñ jox 52 milliards kenn du fay. tey Baye Jibi Ndiaye ak ñi mu àndal di woo képp kuy chauffeur ak kuy yëngatu ci wàllu gare routière ñu dimbale leen ba seetal bërëb bi ci ASER jilee RFM ci Ndangeej Mohamed Nabi Sila waa Ndar waa garage ba chauffeur sa rawatina suba la ñuy amal seen cleaning day Bruno D'erneville moom daanaka xaarul woon sax njiitu réew mi ne cleaning day moom daanaka ay at a ngi nii ma nga cay liggéey fële ca Foundiougne at a ngi nii daal mu nekk di ci liggéey ba tax na muy woo askan wi ngir rek ñu gën ko def seen moomeel su ko defee Foundiougne ci boppam ñu mun ko setal ba mu set moom Bruno D'erneville nag daal dina wëlbatiku sàkku ci njiitu réew mi ngir mu dimbale askan wi ci ay incinérateur su ko defee lépp lu nga xamante ne nag mbalit la wala boog lu xeetoog moom ñu gën ko mun a toppatoo Aminata Goudiaby. buñ sukkandikoo ci Bruno D'erneville nga xam ne moom mooy président parti pour l'action citoyenne nee na ba léegi Sénégal nag mënaguñoo gérer bu baax li nga xam ne moom moo di mbalit mi bi jóge ci kër yeeg bi jóge ci hôpitaux yi ñoom ñoo ci yam dañ leen di sànni noonu rek ci jaww ji ndaxte daanaka incinérateur amul Sénégal loolu nag buñ sukkandikoo ci moom mu ni danger bu mag la. état bi bu ma sañoon ñu toppatoo li nga xam ne mooy le traitement aval des déchets. am na déchets yoo xam ne danger la mooy déchets chimiques yi ak li nga xam ne mooy liy jóge ci hôpital yi gis ngeen loolu yëpp amul benn traitement buñ ci def kon ñun dañu jàpp ne président de la république li mu war a def mooy danger boobu di dem loolu na ci taxaw ñu def ay incinérateurs yoo xam ne jaar na yoon. moom Bruno D'erneville nag ne dañoo war a indi lu bees ci ñi nga xam ne noonu la ñuy traité mbalit mi gannaaw ba nga xamee ni Foundiougne bokk na ci delta du Saloum fa la lancé at a ngi nii benn concept bu ñuy woowee Foundiougne propre dañ ciy pousse population yi ba ñuy mën di trier mbalit mi nga xam ni moom la ñuy faral di am. ñuy def li nga xam ne mooy le tri lépp li nga xam ne dañ koy def compost moom nit ñi déjà tàmbali nañu xam ne loolu il faut mu féete boor ba ci waasintóor yeeg yooyu yëpp kenn booleetu ko ak jaxaseetu ko ak mbalit yeneen mbalit donc fii ci Foundiougne ñoom ñu ngi koy def ñun li ñu soxal mooy rek concept boo xam ne citoyens yi ñun ñoo jóg ñu ne ñun ñii war nañu doxal suñu dëkk ba mu set action citoyenne la. juróomi quartier yi nekkee ci commune bu Foundiougne ñu doon jongante prix yi nag ñi ngi ko joxee ci teewaayu Bruno D'erneville. li ñu bëgg mooy li ñu liggéey Foundiougne nga xam ne dañuy door rek wax naa leen ne li ñu bëgg mooy dem ba toll foo xam ne Foundiougne dina set boo xam ne dinañu ko weesu dem nag ci li nga xam ne mooy def ay fleur ak yu demee noonu. concept bi nag moom mu ni daañu ko wasaare ci yeneen ville yi nekkee ci biir Sénégal liñ ci bëgg rek mooy gën a aar environnement réew mi. Aminata Goudiaby Fatick RFM. Aminata Goudiaby jàppale ne avocat yi nga xamante ni ñoom ñooy layal kii di ministre de l'enseignement supérieur Cheikh Oumar Anne tey ji ci ngoon bu 17h jotee daañu amal ab ndajeek taskatu xibaar yi ci benn hôtel bu nekk fii ci Ndakaaru loolu nag gannaaw citation directe yi nga xamante ni moom mi fi nekkoon njiital COUD di Cheikh Oumar Anne daal dina ko servir taskatu xibaar bi di Pape Alé Niang ak kii di Mody Niang inspecteur d'enseignement bu à la traité nekkoon it ki yore woon kàdduk OFNAC te mu mujj démissionné loolu nag gannaaw livre bi nga xamante ni Pape Alé Niang bind nekk ci sukkandiku ci rapport bi nga xamante ni daal ñoom waa OFNAC def nañ ko ci yorin bu COUD ba ni ki tey jii ci ngoon donc la avocat Cheikh Oumar Anne di amalap ndajeek taskatu xibaar yi ci lu jëm fukki simili ak juróom-ñeent moo bootu ci benn waxtu. pour man RFM mooy rajo bi gaaw ci xibaar yu wóor. RFM xibaar yu wóor te wóor. tey jii fukki fan ak ñeent ti weeru février ñëpp xam nañ ko daanaka mooy feetu Saint-Valentin. fetu mbëggeel ñi nga xamante ni ñoom ñoo bëggante ni ki tey jii donc la seen bés ñu war ko màggal ñi nga xamante ni ñoo di monsieur yeeg madame yi nag dañuy faral di ci weccoo ay kàddu yu neex di waxante yu neex daal di ko defalante joxante ay cadeau ak yeneen yu ko demee ay carte ak i fleur ak ba ci chocolat daanaka duñ ci bàyyi dara ñu ànd ceeg Aïssatou Faye Bodian ñu fekk ko mu taxaw di waxtaan ak i xaritam ca benn atelier tapisserie ci Médina Modou Ngom di ab taximan gannaaw bu ñu waxee wàllum Saint-Valentin kanam gi daal di yàññ lool mbégte la ci daal di wone ni rek moom da ko fas yéene fête bu baax a baax ca place du souvenir tey ci ngoon. voilà souvenir xam nga ma julee gee ba pare dem doxantu maag madame xam nga su neexee yàlla def ko daal nuñ ko waree daal ay ñaan yàlla daal mu ki ngay analyse ni ñaan yàlla xam nga yàlla boole leen ba say mën a am su dee mos na laa tooñ nga jégal ko xam nga
mu baaloo la ak. Yacine Socé ñu fekk ko ci arrêt bus bu avenue Cheikh Anta Diop bu Ndakaaru daal di bég lool daal di dellu si wax ni rek lépp lu nga xamante ne sujet bu jëm ci wàllum xulloo du fa am mbégte kese la fas yéene amal tey ji ci restaurant ba. xanaa féete ko sama alaaji waaw noonu laa koy féetee de dem resto toog waxtaan bégalante daal te moom affaire mbëggeel la ñuy wax seet la suñu xol xam nga rek mooy loolu. am na nit ñoo xam ne fu mu toll nii lal bi la ñu daal di taamu amul dara lu ñu programmé ngir daal di fêter Saint-Valentin bi bokk na ci étudiante bi lee. intéressé wu ma sincèrement ma intéressé wu ma may tëdd nelaw may yeewoo jaay. wala amul benn préparation boo ci def. Saint-Valentin sénégalais yi ku ci nekk di ko fêter ni nga ko bëggee ak ni mu la neexee waaye nag mu am ñenn ci nit yi gis ni fête bi intéressé wu leen benn yoon. mu di fête nag ngir bëggal xol yi RFM nag defal leen ab reportage ñi nga xamante ni mbëggeel jaral na leen lu nekk fiiraange gu métti di leen yóbbee ci lu bëri di yóbbee ay nit musiba di dem sax ba am ci ñoo xamante ni ragal la tuñu def lu métti ñi ñu ko seqal bu ñu leen sax faagaagalul am nag ay sénégalais yu ne loolu dara jara ko fe ndax wolof nee na bu buur bañee rek la mbay nangu Kumba Sanjaan Fay. mbëggeel doon lu ñuy màggal bu dee ne ñaar ñu bëggante ñu ngi jokkalante ay kaddu yu neex wala sax ay cadeau ñu mën ko méngaleeg lu ñuy duppee passion ab yëg-yëg gu mën a ëpp dem sax ba jur lu ñuy woowee obsession Souleymane Mathurin gis ne amut benn dayoo mbëggeel bu war a mën a expliquer loolee. non man jigéen jaarul ma wax parce que jigéen soo ko bëggee war nga ko mën a defee beneen façon dudul ay dóor wala dudul ay rey mais man jarew ñu ma noonu franchement moom parce que man am naa leneen lu ma gën a mën a viser que du rey jigéen wala di dóor jigéen après conséquences yi c'est doom lay moom lay répercuter en fait. ndax mbëggeel jaarul. nit bëgg moromam bu ëpp ba mu jural ko mu koy fitnaal wala faagaagal ko dem sax ba fat bakkanam ay damay doon ab étudiante doon te gëm na mbëggeel wante benn xeetu mbëggeel bu ëpp bi mujjee doon obsession boobu lépp doxalin moom àndu ci. bëgg bu ëpp ba mu tax nga rey ko moom pour man jàpp moo ko parce que nit ki boo ko bëggee doo ko rey boo ko bàyyee sax pour man moo koy gënal quoi mooy lu baax si moom suñu dëkk léegi dañoo bàyyi suñu culture dem xooli culture yi keneen di seetaan suñu ay film yi occidentaux yi di xool ñoom ni ñuy dundee ñu bëgg indi suñu biir réew. obsession ci wàllub mbëggeel ndax mën nañ ko jàppee ni ab feebar Mathurin ak Aïda gisee ko nii. waaw am na ñoo xam ne naan feebar la question de psychologique la rek mais man à mon sens man ni ma ko jëlee mooy que en fait ñun yarewuñu noonu en fait ñu Sénégal yarewuñu noonu. man kay gëmoo loolu nu mu bëree nii si dëkk bi jën man jàpp ma ni yëpp feebar la am na si yoo xamante ne maa tey la. mbëggeel gu jéggi dayoo dem sax ba ab loraange mën cee juddu ab feebar la mbaa ab obsession lu mu ci mën a doon ñooñee ñu dajal am nañ ci gis-gis gu wuute. waaw mu ngoog mbëggeel moom jarul yenn yi Georges Déthié Diop xam naa dañuy woo Alaaji Assane Gueye rek mu ñëw toogati fii wax ci lu jëm. li ma ci métti mooy. fête bi dañu naan fête Saint-Valentin. te daanaka du fête bi nekk ci biir diine bi. waaw mënoon nañ ko yem rek fête Valentin. fête Valentin. waaw saint bi daal moo ñu ko. acca. RFM bitim réew. Georges bitim réew ñu dooree kook réew Afrique de l'Ouest yi nga xamante ni daal ñu ngay waxtaan ca Bamako nekk ca Mali la leen yëkkati nag mu di mbirum coronavirus am na benn tur bu ñu jàpp mu di Covid 19 loolu daal la ñu jàpp nay pexe mu di riposte virus bi. ñii di jëwri ñu dénk lépp lu jëm ci wàllu wér-gi-yaram ci espace CEDEAO wax nga ko ñoo nga ca Mali jamono ji dafa daje waxtaane yan yoon la ñuy jël ngir feebar boobee bañ a dugg ci Afrique sowu jant feebar wi jamono ji di faat ay nit ñu bëri ca Chine soxna Naata Mbay. Bamako moom la ñu tànn mu dalal fukk ak juróomi jëwrin yi yëngatu ci wàllum pàcc bokk ci biir CEDEAO am ndaje bu ñu woo ci bu gaaw xool ban taxawaay la ñu am ak épidémie coronavirus bi lëmbee àdduna organisation ouest africaine de la santé moo sabab ndaje boobule te képp ku ciy dugal loxoom dinañu weccoonte ay xalaat ci réew bu ca nekk ni ñuy doxalee ci wàllum pàcc ak yan pexe la ñuy tëral ngir jàngoro joojule bañ a egsi ci réew yi seq CEDEAO jumtukaay ci wàllum matériel ak koppar gi nekk na lu am solo tax na ba réew yu bëri di xalaat naka la ñuy def ba jànkuwanteel ak jafe-jafe boobule ba fii ñuy waxee ak yéen amul benn nit bu am Covid 19 muy coronavirus boobee ci biir zone bu CEDEAO organisation ouest africaine de la santé jaarale ko ci centre régional surveillance ak contrôle maladie moom ba léegi mi ngi def li ñuy duppee coordination maanaam lëkkaloo ci diggante état yi bokk CEDEAO yëpp te xibaar yi daanaka buñ koy jot di ko tas ci biir espace bi surveillance bi it dinañ ko gën a yokk rawatina ci aéroports internationaux yu sous région bi di dalal ay vol yu bàyyeekoo directement Chine wala yeneen réew bi coronavirus lëmbee. jëwriñu Sénégal gi ñu dénk lu jëm ci wàllu wër gi yaram mu ngi teewee ndaje boobee ca Mali
Abdoulaye Diouf Sarr dénk na ay kaddu Awa Mbaye mi jokkoo ak moom ca Bamako gamu ne. commencé nañu waxtaan bi ci suba fii ci Bamako pour waxtaanee jàngoro ji xamante ne mooy coronavirus. tey mu donc nekk loo xamante ne du mbiru état ya mais mbiru àdduna bi yëpp la. xam nañ ne état bu nekk yaa ngi ciy góorgóorlu mais ñun au niveau CEDEAO fukki réew ak juróom yëpp ñun dañu daj nag nañ ko dèjà nañu xool ku nekk lan nga def ak lan moo manqué ak naka la ñuy jàppalante pour donc xeex bi gën a nekk donc xeex boo xamante ne xeex bu mucc ayib la. ñu ngi liggéey yaakaar naa fekk ngoon danañu génne donc résolution yoo xamante ne ñun ñëpp dañ ci tënku pour que suñu population yi mën a mucc ci jàngoro jooju. dañu gis ne donc du sax mbiru Afrique mbiru àdduna bi yëpp la yaakaar naa ne Afrique ci àdduna bi la bokk duñu rek taxaw ne non warul dugg Afrique c'est vrai warul dugg Afrique mais dañu war a bokk ci xeex boo xamante ne aussi xeexu àdduna la parce que Afrique donc benn gox la rek ci donc àdduna bi bon donc solidarité boobu il faut que ñu am ko ci suñu approche mooy une solidarité au peuple chinois nekk donc loo xamante ne donc mooy suñu taxawaay ñun en Afrique donc c'est vrai que mbiru Afrique la ci xeex bi mais aussi xam nañ ne Afrique daf koy jël paaram ci xeex bi xamante ne àdduna bi moom lay def contre le coronavirus pour que mu jóge fi loolu yaakaar naa ne moo doon jàmm ñëpp. ca Chine moom feebar bi faat na lu toll ci junni ak ñetti téeméer ak juróom fukki nit kilifay Chine xam le ne ci ajuma gii nii li ñu jàpp ci ab lim la ca yokku ci ñi ñàkk seen bakkan toll na ci téeméer ak ñaar fukk ak benn juróomi junni cas yu bees nag la ñu nemeeku loolee tax sax ba ñi nga xamante ne ñoo yor jàngoro bii di coronavirus ñu ngi toll ci juróom benn fukki junni ak juróom ñett ak juróom ñetti téeméer ak juróom fukk ak benn maanaam 68 851 ñetteelu nit nag ñàkk na bakkanam te nekkul Chine mu ngi ñàkkee bakkanam ca Japon ci ab communiqué organisation de l'aviation civile internationale xam le ni feebar ba am na lorange yu bëri nga xamante ne wala yàqu-yàqu wala ñàkk gu bëri nga xamante ne teg na ko ci ndoddu yenn compagnie aérienne yi ci biir àdduna ñu ngi ko xayma sax ci ñeent jëm ba juróomi milliards ci dollar ci dollar Georges Déthié Diop ñu wax ci attaque bi nga xamante ni ñu ngi ko defoon ca USS Cole ci atum 2000 Soudan nag nangu na jox ndàmpaay njabootu ñi ci loru. fukki marin américain ak juróom-ñaar ñoo ca ñàkkoon seeni bakkan ñu ngi dee nag bi waa Al-Qaïda bombardé seeni bateau ca port bu Yémen atum 2000 la woon gën kaa tuuti ñeent fukki nit jële woon nañ ci ay gaañu ci cong googee indemnisation boobee nag ab condition la woon bi États-Unis tegoon ngir génne Soudan ci liste bi nga xamante ne liste réew yi nga xamante ne da leen jàppee ni dañuy jàppale terrorisme. BBC xamal ñu ne ministère de la justice nee na gouvernement bi leeral na ni accord boobee du li nga xamante ne day tax rek ñu nangu ñoom ñoo ne ci ginnaaw boobee attentat boobee cong gi nga xamante ne moo amoon te itam seen loxo laalewul ci benn acte terroriste xamaguñ nag njaboot yooyee ñaata la ñuy jot wala agence Reuters bi nga xamante ne BBC moo ñu eggee li mu wax nee na ab source bi jege lool boobee accord nee na lu toll ci fanweeri million ci dollar la ministère de l'information nag xam le ni dénk ko waa AP Associated Press ni chiffre indemnisation boobee duñ ko mën a siiwal ndax dañoo nekk ci ay négociations yi nga xamante ne li ñu bëgg moo di ab accord gu ni mel am diggante njabootug ñi nga xamante ne ñoom la ñu faatoon ci attentat yu Al-Qaïda ci atum 1999 ñu jëmale woon ko ci ambassade yu américaine ak Kenya ca Tanzanie seeni ambassade ca Kenya ak ca Tanzanie ñaari indemnisation yooyu méngoo. ñu jeexalit ca Tchad ak app bi nga xamante ni ca la ñu amal élection législative ya xam nañu ko. fukki fan ak ñett ci weeru décembre atum 2020 lay doon seeni bi ne parti politique ya ñoo ca déggoo te faw ñu def lépp ba élection yooyee am scrutin boobu nag ñu ngi ko jàppoon ci atum 2016 toxal nañ ko ay yoon yu bëri jeexale ko ak prix Macky Sall pour le dialogue ci Afrique ki jël raaya bi moo joxe na ne nangu na ko moom Mama Ngina Kenyatta nekkoon première dame foofu ca Kenya xam le ne dina nangu prix ba ministère des affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur moo ko xamal waa CIRID di centre international de recherche et d'initiative pour le dialogue. jaajëf Georges Déthié Diop Cheikh Tidiane Diagne ñu ngi lay nuyu. maa ngi lay fay Barthélémy. ana lii may wax ci tàggat yaram. basket wala ñuy waxtaanee ana kayit ba newul foofu. kayit gan fii de kayit néew fi. voilà ka ba de. foo ko ba boo ko fi bàyyi woon kay ma fekk ko fi. ma ni seen relance ma nga foofu laa. waa demal rek Cheikh. waaw kay kon ma door rek ak basket. waa demal ak contrat bi nga xamante ni moo dox ci diggante comité national olympique bu Canada ak fédération sénégalaise bu basketball
daal nañ xaatim ab contrat bi nga xamante ni daal dañuy lëkkaloo ngir daal di jàppalante seen biir rawatina waa Canada mi nga xamante ni ci mbir moomule dana am ay jumtukaay yu bëri yi nga xamante ni daal danañ ko jokkoo ak lii di fédération sénégalaise bu basketball ñaari section de Thiam. ci googule accord am na ci pàcc goo xamante ni dañ koo daal di jagleel basketball mu di ab discipline goo xamante ni indil na lu bëri Sénégal bu ñu sukkandikoo ci secrétaire général bu CNOS di Seydina Diagne. xam ngeen ne basketu Sénégal la mu gagné daanaka amul benn discipline nga xam ne gagné na ko ba tax na ñu daal di jiital googule discipline ndax xam ne Canada ci côté googu yi tamit dañ see wane seen bopp loolu nag dina mën a permettre ñi nga xamante ni ñoo di techniciens yi ba si administratif yi sax di mën a dem Canada di ñëw di fa dem di jàng comme ça bu ko daa defee mu gën a mën a suqali lii du basketu Sénégal. ci côté comité olympique bu Canada nag directeur des relations internationales et des affaires publiques moom rafetlu na bu baax waxtaan gi ñu seq jëmale ci lëkkaloo ñaari dëkk yooyu Andrew Bicker. toog na li ma rafetlu ba tax na am nañ ci yaakaar loolu coopération gën a mën a dem kanam ba ku ci nekk gën ciy gis boppam te ñun sax waa Canada jàpp nañu itam basket Sénégal danañ si jàng ndax basket bi nga xamante ni def na ay jaloore fii nii ci Afrique. directeur technique national gi nag moom daal dina ciy profité ngir daal di wax la nga xamante ni moom la basketball sénégalais soxla daar ngir gën a mën a suqaliku Moustapha Gaye. ci li jëm ci wàllum équipe nationale bu Sénégal waxtaanee nañ ko waaye tamit li ñu soxal loolu moo di basket bi ci petite catégorie yi ndax xam ngeen ne loolu moo di base basket bi loolu itam Canada daal dëgg nañ daal ngir daal ñu jàppale ci mbir moomule léegi nag leneen li nga xam te daal mën naa ko ci dolli rek moo di ci li jëm ci wàllum formation ak matériel itam bi ñu si jàppale tamit ñu jël. lëkkaloo googu diggante Sénégal ak Canada nag lan cay xaar daañ ko ci gis lu yàggul dara bu ñu sukkandikoo ci ñi ñu tàllal suñu micro. Sode Thiam ñu daal di waxtaanee mbirum management ak kuréel bi nga xamante ni bañ ko taxaw ak léegi daanaka daal ñu ngi ci genn at ci yëngu ci wàllu management du sport ñoom nag ñaar fukki fan ak ñaar ci weer wi ñu ne danañ daal di amal ay yëngu-yëngu dañuy daal di déglu ko yore seen i kaddu moo di Aïssata Diarra. Le 22 février, son association, ça fait presque 1 an de cela parce que le 8 février 2019, nous avons créé. Nous avons commencé pour officialiser son association, cause pour laquelle nous choisir la date du 22 février. Nous avons officialisé son association et présenter des thématiques comme l'avenir des managers dans les différents problèmes du sport. Parce que si nous avons l'avenir des managers, madame, nous avons formé par pareil, nous avons posé la question, est-ce que nous allons réussir au Sénégal? Est-ce que nous avons une opportunité pour avancer de l'avant? Parce que ici le sport sénégalais mooy loolu dañu xaw a un peu mettre à côté cause pour laquelle ñu ne mais pourquoi pas ñun manager yi ñu jug def dara comme formé nañ ñu ba pare pourquoi pas ñu essayer def benn chose cause pour laquelle ñu ne dañuy officialiser sunu association le 22 février aussi des pratiques sportives ce sera benn journée boo xamante ni 100% sport la ñuy def incha allah avec des pratiques comme le basket 3x3 le tennis de table le fitness la gymnastique le tech-ball le tech-volley et le freestyle football. waaw ma ngoog Cheikh ñu wax ci wàllum football ak championnat bu Ligue 1. ni ki ëllëg la ñuy door match yi ñeel fukkeelu bés bi. jàppale ni ëllëg genn jogante mooy daal di am diggante Jaraaf lay daal di doon ak ñi di waa Ñambur bu Louga la ci des ci jogante dimanche 16h30 Génération Foot dana tase Dakar Sacré-Cœur Stade de Mbour moom dana ñëw fii nii ci Dakar fekk fi AS Pikine ñaari tali diggam ak Tëngéej FC lay daal di doon féete ci place bu njëkk bi ci classement bi SNEPS Excellence bu Thiès ak Union Sportive bu Gorée ñoom itam danañ daal di tase Petite Côte ak Jàmbaar bu Saly danañ daal di tase noonu itam diggante Casa Sport bu Ziguinchor ak AS Douane ca stade Aline Sitoé Diatta lañ koy daal di amal ñu tàmbalee wër championnat yi ci biti réew championnat bu Angleterre tey jii ci ngoon dañ daal di door seen 26e journée 20h diggante Wolverhampton lay daal di doon ak Leicester ka féete ci place bu njëkk bi moo di Liverpool moom ëllëg dina daal di fekk Norwich City ca dëkkam Norwich nag moom moo féete ci place bu mujj bi ci classement bu championnat bu Angleterre waaye choc bi altine diggante Chelsea lay daal di doon ak ñi di waa Manchester United ca France ñoom itam dañu daal di door seen i jongante di ko tey jii 19h45 Monaco dana tas ak ñi di waa Montpellier Paris Saint-Germain féete ci place bu njëkk bi moom ëllëg dana fekki Amiens ca dëkkam waaye dimanche Olympique de Marseille moom moo féete si ñaareel place bi moom dana fekki Lille ca dëkkam ci Italie ñoom ñi ngi seen 24e journée seen championnat ka féete ci place bu njëkk bi moo di Inter de Milan moom dimanche dana fekki Lazio bu Rome ca dëkkam ñaareel place bi ka fa féete nag moo di Juventus de Turin moom niki dimanche moom itam dana tas ak ñi di waa Brescia Napoli moom dana fekki Cagliari ca dëkkam altine lañ ko fas yéene jeexal jongante yi diggante Milan AC ak ñi di waa Torino championnat bu Espagne ñoom ñi ngi seen 24e journée tey jii ci ngoon 20h diggante Valence ak Atlético Madrid lay daal di doon Real Madrid moom moo féetee ci place bu njëkk bi dimanche dana daal di football ci bu 20h jotee diggante ak Celta Vigo geneen jongante diggante ñi nga xamante ni ñoo di waa Barcelone ak Getafe ni ki ëllëg samedi ci bu 15h jotee